jërëjëf Fatou tey jàngat bi nag ñu jaglal ko rek xew-xewu jamono ak li ñu naan climat social bi mu mel ni kon coow li bari na trop rawatina kon ci li nga xamante ni moom la ñu yoree li ñëpp bokk di àll réew mi ak ministère yi ñu gis ni yu ci bëri am nañ jafe-jafe ak secteur yi nga xamante ni kon moom lañ yilif lu waral loolu Abdoulaye. Chérif contexte bi ñu nekk nii loolu yëpp dafa waroon a dal parce que nit ñi muñoon nañu tolloon nañu ci situation wu muñ li ñu fi doon wax bu yàgg balaa nga naan naam ne fa dañ cee tolloon xëy na nit ñi am na jamono talatuñu woon jàmbat talatuñu woon wax lu leen metti dañu doon boole lu leen metti ak lu leen neex yëpp muñ ko parce que li fi nekk moo jaroon a xeex di Covid bi 1 an ngi nii ñu ngi ci gis nga ko ay plateformes revendicatives yu bëri secteurs yi dañ ko tegoon ci suuf parce que jàppoon ni jaratul ñuy wax ay fay leen ma ay droits revalorisés muy enseignants yi muy yeneen secteurs yi nga xam ne li ñu doon laaj bari na ñu tegoon ko ci suuf pendant 1 an mais dañu toll jamono boo xam ne dañu war a moytu luy fédérer nit ñi ci ay revendications sociales te tey amul secteur booy jël ci réew mi te amul jafe-jafe ci nit ñi ne lu ñu leen war a fayuñu leen ko moo xam bor la bu leen état bi yoreel moo xam lu ñu leen digle te defuñu ko boo jëlee ci dige yi rek force Covid 19 bi nga xamante ni nii tegoon nañ ko te ne mooy dimbali nit ñi ci xat-xat yi leen di njëkk a dab ci Covid bi 1000 milliards 69 milliards yokk ba 1000 milliards war koo dimbalee secteur yu bëri li ci doy waar mooy amul secteur booy jël tey te jàmbat jógu fa ci nit ñi jotuñu ko 1 an xanaa bu ñuy séddale ba ci at ne nit dinaa la jox dinaa la dimbalee nangam te ñu xam ne jafe-jafe yi mu am contexte moo ko teg te état bi ne am na xaalis bi pour dimbalee ko nit ñi atum yàlla ñuy daw ci ginnaaw jotuñu ko mais à un moment donné dañuy taxaw soit ñu xool ndax ka war a joxe xaalis bi joxe na ko bu ko joxee it bu fekkee ni eggul ci ñi mu war a dem ñu xool lu tax eggul mais mënuñu pendant 1 an secteur yi boo jël transport taxi yi jotuñu fistine te nee nañu génne nañ seen xaalis jox leen ko artisanat moom dama ko jëlale ndax ñoom dañu leen dig 35 milliards diggante changement ministre bees bi ñëw ne lim yi nga xam ne moom la ñu nattoon ba ne 35 milliards la lim boobu matoo leen ko finalement parce que xam nga secteur informel bi liñ ciy dëxëñ dafay bëri léeg-léeg dañuy ñëw ne leen comme yéen identifié wu leen ràññeewuñu leen donc seen lim bi 7000 donc montant bi dañ koy wàññi loolu sax boo ci taxawee boo diggee nit boo diggee Chérif ak Modou Fall ak Fati 1000 francs finalement Fati ne bokkuma ci mais 1000 francs yi mën nga ko bàyyee Modou Fall ak Chérif moo gën nga ne comme 1000 francs la woon te comme Fati bokkatul damay wàññi wàll bi moo det séddale leen te loolu yëpp amul benn directive bu leer boo xam ne ni moo ko def lu dul décision wu ministre te président de la République moom joxe woon ay directives pour ne lii laa jagleel secteur bi mais li ci doy waar mooy ministère yi amul boo ciy jël tey bu amul contentieux ak secteur yi nga xam ne moom la ŋànk waxuñu jafe-jafe yi revendication mais li garaaw mooy dialogue yi amatul léegi ci diggante ministres yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu yilif tey dañoo toll ci situation statu quo secteur yu bëri boo ko jëlee wax ministres yi waxtaanut ci ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu yilif soit dañ jàpp dañ leen a contre wala revendication yi ñoom dégguñu ko te loolu président de la à un moment donné moom rek moo mën a siffler la fin de la récréation li fi nekk ci jàmbat ci secteur bu ne entreprise yi di tëj nit ñi di perdre seen salaire te évaluation yi ku ne xam na ni c'est sous-évalué li ñuy wax ay 1000 nit ñoo ñàkk seen liggéey ak yooyu fii li fi nekk ci nit ñu bindu rek ci ñu état reconnaître bëriwuñu ñi am bulletin de paie comme yow comme Fati comme Modou Fall bëriwuñu fii ci Sénégal on est 9 millions d'actifs on est moins de 400 000 400 000 moins de 400 000 yoo xam ne ñoo am bulletin de paie te ñu ne on est 9 millions d'actifs yooyu buñ ci tolloo bu ñu ko jubbantiwul lii rek lay jur même boo waree séddale xaalis nga ne yow war naa la ko jox mais reconnaître uñ la mais nit ñi mënuñoo dëkk ci loolu parce que bu arrangé gouvernement mu ne xàmmeewu ma leen reconnaître mën donc mënuma leen jox mais xaalis bi nga diggee te war ci dimbale entreprise yi nga xam ne nii nee nga ñooy créer emploi mais nekkatuñu sax ci yoonu créer emploi dañoo nekk ci situation wu ñoom am ndëgëralaay pour taxaw pour bañ a nërmeelu nga jël filière glace et congélation benn exemple rek ñoom ñu ngay tëj entreprise yi commencé tëj am na te amuñu lu ñu leen dimbalee te Sénégal fii d'accord nañu ni
li ñuy defar ci meññeef légumes fruits li ci gën a doy waar mooy mënuñ ko conserver waaw léegi ñiy conserver ba ci jën yi bu fekkee dimbalewuñu leen pour ñu taxaw ñu dem ba toll ci mënatuñoo fay courant parce que loolu la en réalité parce que frigo soo ko yoree nga def ci nga bañ cee def boo ko taalee day fonctionner di consommer donc comme am na période yu gudd yoo xam ne nii jaar na fi nit ñi liggéeyuñu te fayuñu seen i frigo fayuñu seen i cool parce que doo ko fay parce que amuloo dara foog mu tourner xiyaa xayti lañ leen di dimbalee anamu te diggée nañu ni dinañ dimbale entreprise yi xaalis ba xayma nañ ko natt nañ ko mais séddale warul poser problème ci biir réew mi te nit ñi di ko laaj boobu léegi nga jógee fa jël impact du terre ñooñu moom seen i mbir Fatick parce que foofu laa bëggoon ñëw sax Ablaye dafa mel ni sànq li ñu wax ci première partie bi ànd bi fépp lay suusee tout le monde se plaint ñépp a ngi jooytu mais li ci garaaw mooy waxtaan yi amatul mun naa comprendre ñu ne rappelé wul bor bi nga xam ne état bi amaloon na ko aux établissements privés du supérieur metti woon na trop jamonoy ministre Amadou Ba la metti woon na trop mais dañoo nekkoon ci yoon yi di waxtaan ba dem ci ne bor bi yéen da ngeen ko surévaluer ngeen ne 16 milliards moom ministre bi mu ne 7 milliards man laa gis ci samay chiffres samay registres nañ continuer di waxtaan mais ñuy waxtaan ba gis ni bon 16 yi bari na waaye 7 itam gàtt na yéegal nañu ko mais loolu mooy yoon mais tey da ngay jël ay filières ña ko ŋànk waxtaanatu ñoo acteurs yi boo jëlee pêche mais pêche bi li fi xew xanaa en mode président de la République mënul wax ni day du mooyu rek di toog di mais seetaan parce que à un moment donné c'est sa responsabilité artisanat soo ko jëlee acteurs yi mënuñu nekk li ñuy dund te président de la pourtant li mu def ci directive lu baax la parce que dafa séparer ministère de l'artisanat séparer ko ministère de l'emploi et de la formation professionnelle def artisanat et transformation du secteur informel c'est une très bonne chose ci architecture bi nga xam ne moom lañ def mais boo ko defee ba pare di seetaan acteurs yi ci seen bopp la nga xam ne moom lañ mbébét ci ministère bi gisuñu ko la ñu digle ak ñoom defuñu ko à un moment donné daal responsabilité président de la République. yow aussi enseignants yi ak ministère fonction publique jëm ci li nga xamante ne mooy acte yeeg yéexaayu procédures yi. xam nga loolu dégg nañu ministre bi bon li mu joxe comme explication mais gis nga loolu yëpp moo lay won ni problème am na parce que loolu waruñu woon a yegg fi ñu mujjee nii waruñu fa woon a yegg en réalité bu ñu fa yeggee c'est parce que acteurs yi amatuñu fu ñu jàkkaarloo ak ministre bi amatuñu fu ñu ko rencontrer amatuñu fu ñu ko jooyee seeni jàmbat ñoom li leen di revenir mooy seen collègues yi nga xam ne seeni avancement gisuñu ko bu dee benn la sax ëpp na parce que nit ki war a am avancement ñu xañ ko ci lu mu xamul la parce que droit la ñu xañ ko ci loo xam ne ni kenn jox ko explication kenn wax ko dara lu dul rek ñuy yenn lenteur administrative parfois ça a bon dos aussi parce que lenteur administrative da ngay mën a wax lii moo tax mu yéex mais li tax mu yéex boobu lu kenn xamul la fii li fi nekk ci dossier entrepreneur ni ñoo la ko gën a xam foofu bu ñu waree jël seeni yenn chèques yi fayee koog yooyu boo graissé wul boo moytul doo ci jot te loolu ci lenteur administrative rek lañ koy teg loolu moo fi nekk mais ñàkk waxtaan bi am ci yenn filières yi man moo ma yéem c'est-à-dire ministre yor mbir yaakaar ni gënalee naa boppam sax toog ak acteurs yi secteur du commerce c'est pareil acteurs yi ni ñuy xarabee seen ministre du commerce ci ñàkk leen a déglu ñàkk leen a weg ñàkk leen a may nopp mënul moom rek di jàpp ni tout le temps non def naa li ma war. et puis y a des tensions même ci prix yi foofu gis nga fan yi marché bi ni mel. mais te acteurs yi ñoo njëkk a alerté ci ni xam nañu ni. yokku njëkk yi mu ngi ci yoon bi. xam nga parfois gouvernement bi day layal loo xam ne ni jarul la layal. à un moment donné soit da ngay continuer di subventionner mais boo ko attanul. da nga koy wax mënoo ko. mënoo sax bu prix yokkoo nga bëgg koo jiiñ acteurs yi parce que acteurs yi rek ñoo xam ne lañ dañuy liggéey aussi à un moment donné bu dee dañ leen a teg loo xam ne nii attanuñu ko. muy ci taxe muy ci la ñuy jëndee bitim réew pour transformer ñoom seen i produits te bu ñuy jënd bitim réew mais mu cher en mode dafa mu répercuté wu ci prix bi parce que li ñu fiy transformé fii lépp jógewul ci biir réew mi ciment bi ni mu yokkee nii da nga foog ni lépp parce que fii la non c'est vrai que carrière yaa ngi fi mais lépp jógewu fi léegi Abdoulaye rupture de dialogue boobu ndax foogoo ni xëy na dafa am leneen lu laxasu ci biir xam nga bu fekkee ni
amul lu mu teg sa loxo wala lu mu teg say gët nga gis ko mu doon preuve moom xëy na dafay mujj làqu rek ci noppi. est-ce que rupture de dialogue boobu day wund nii. xëy na am na yu bëri ñu ngi koy wax impacté terre yi ba tey jii am na ñoom dañ jotuñu seen xaalis. 1000 milliards ba tey jii am na lu bëri lu leerul dégg nga est-ce que tey rafetul woon sax ñu def ay rapport détaillé ci xaalis boobu fan la dugg en réalité fan la xaalis bi jaar. xam nga comité de suivi bi ñu teg jox ko général François Ndiaye xam nga aussi am na loo xam ne vraiment à un moment donné mën nañ cee taxaw wax ni lii moo génn attesté naa ni lii génn na doyul nit ñi parce que li génn aussi dañu war a toppatoo ba fa mu dem mooy est-ce que egg na ci ña ko war a jëriñoo gis nga fii li ñuy ragal mooy li fi nekk lu bari di ay soit détournement bu dul objectif di détournement tout court parce que xaalis bu war a génn war a dem ci ay acteurs jotuñu ci mais am na fu mu jaar bu jaarul aussi soit génnul kon te bu boobaa nañ wax ni amuñu xaalis ñu bañ a jël ay engagement yoo xam ne nit ñi dañu koy yaakaare te matewul lu mel ni ki impact du terre loolu moom dafa war a féete boor parce que loolu xaalis la bu tegu président de la wax na ko ci message am à la nation bi nga xam ne nii moo passé bu 31 décembre ne li gën a metti ci réew mi mooy da ngay def projet bu mag mais impense ya ngay fay nit ñi nga xam ne ñoom ngay yëkkati parfois mooy gën a diis parce que dañuy seetaan di bàyyi nit ñi ku nekk installé wu fu la neex mais loolu bu ñu ko xamee bu ñu bàyyeeti nit ñi installé wu fu leen neex mais installé wu fu la neex bi da ngay gis ni ci état lay commencé parfois état day war a yëkkati nit waaye mu gis ni moom bâtiment ca boppam moo nekk fañ war a yëkkati donc moom it ci ay perspective am def na loo xam ne nii moom la askan wi di def. absolument mais lii fan la ñu mën a jëmee ab lay. nañu moytu parce que gis nga nit ñi guux xam nga am na lu fi jàll. xam nga am na lu fi jàll te ñëpp seen jàngat mooy li fi jàll xëy na du la ñu yaakaar ni moo ko yëkkati. moo ko yëngal. xam nga loolu ñëpp d'accord nañ ci en fin de compte ba moo tax président de la république wax yëkkati kàddoom ne comprendre naa li tax ngeen génn. mais loolu su fi nekkaatee nekkaat fi à un moment donné guux bi su ëppee nit ñi dootuñu mën a muñ te ñàkk a mën a muñ boobu dafa am ay exemples yu bari yoo xam ne nii c'est-à-dire donte téye woon nañu leen donte nit ñemewul woon a yëngatu mais à un moment donné gis nga fipp bu jotee moo dee moom ngay yemale loolu yàlla nañ ci yàlla musal ñu egg bañ cee yegg ci biir réew mi bu ñu demee ba naan nit ñi mais lii moo leen gënal mais nit ñi amatuñu woon kersa jël. xam nga réew mi quand même am na loo xam ne nii bokk nañu ko. mooy jëlee fi jàmbur sax bañ cee nëbbu. li ñuy wax sàcc ndënd yomb na waaye foo koy tëggee moo jafe. mais finalement fii fa nga koy tëggee ci penc mi la. parce que boo jëlee lu ne fang. ñëpp di la gis ngay jël di borom kër wala ngay doomi jàmbur ci koñ bi. di roñ ay bagages yi jàmbur di ko yóbbu sa kër ñëpp di la gis te amoo ci kersa. war nañoo taxaw xoolaat te loolu li koy indi rek mooy jaaxle. ak yaakaar ni yemalewuñu nit ñi gis nga impunité di sa dafa am documentaire boo xam ne dafa daw sama yaram démb laa ko seetaan sur le Mali la documentaire boobu ñëpp dañ ko war a seetaan parce que li ko lal xëy na jombuñu li ko lal mooy armée boo xam ne gis nañu détournement yi léeg-léeg officiers yi généraux yi di déclarer ay nit sax dee nañu pour jël la nga xam ni moom la ñu moom c'est-à-dire des choses documentées renseignées sur des rapports yu leer nañ ba pare ñu gis gradé yi di tabaxi kër yoo xamante ni leer na leen ñi ci alalu jàmbur yi la ñu ko tabaxee waxuma ni moo am fii mais loolu soo ko rapporté liy am fii ci li nit ñi ci perception bi nit ñi di am secteur bu mu mën di doon boobu dañu ko tudd rek mais secteur bu mu mën di doon ngay gis ay nit ñu toog ci loo xam ne ni ça n'a aucun rapport. zone des Niayes ak seen niveau de zone des Niayes boo demee ferme yu bëri boo demee ay gradé ko moom ci zone des Niayes. léegi loolu dafa xew xam nga loolu léegi presque mooy niveau wu loolu la ñuy évaluer sax niveau de richesse ku nekk am sa ferme ku nekk am sa tool ku nekk am sa résidence privée mais li ci doy waar mooy xam nga mais parfois li garaaw ci perception bi mooy ça n'a aucun rapport avec le niveau de revenu de ces personnalités même ministre am na yenn richesse yoo xam ne mënuloo ko accumuler ci lu la lew te loolu vraiment nit ñi dañ ci teg seen bët tu es fonctionnaire, tu n'es pas ci corps yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi nekk nit ñi teg ci seen bët parce que ñoom ñoo nëbbatootul xam nga barki démb bu la député bi ne jox nañ ma terrain 250 hectares mais 165 députés
nga xam ne la nga leen di fay ñoom mën nañoo lijjanti seen bopp lu ñuy jëndee ji terrain parce que ñeneen ñi fi nekk te amuñu terrain mais kenn gënu leen te ñoom ñooñu ameel ak parce que ñun ñoo leen jox ba pare di leen fay luy ndeyu wala luy baayu wala luy nijaayu parce que ñoom nekk nañu foofu jël loo xam ne nii ñun ñoo ko moom te loolu moo fi nekk corps d'élite yi ak ñi nga xam ne ni ñooy def loi yi mais lu leen neex la ñuy def loolu dañ koy wax te dee ci fonctionnaire yu gën a lu riche ay leen homme d'affaires mais loolu ban réew la mën a am na réew yoo xam ne nii mais boo bëggee def affaire da ngay génn ci administration dem defi sa business am na ñoo xam ne avancé nañ ci de telle sorte que bu balaa ñu lay nommer à des fonctions publiques sax mais da ngay génn ci la nga xam ne mooy business mais fii bu ñu la joxee ndomba tànk ngay créer sa jabar entreprise créer sa jarbaat entreprise wax sa neveu bi nekk ci kër gi mu créer nga jox ko marché ba ci papier yii xam nga ci loo xam ne nii mais daf fi nekk jaratul sax di ko justifier parce que loolu moo fi nekk moom la ñuy dund. te loolu nit ñi dañ ci teg seen bët tegati ci seen bët ba pare nag après ñi nga xam ne nii yoreel nga leen seen àq mënoo leen koo jox mais lan lay niru loolu mooy indi aussi xëccoo bi ci nguur parce que nguur dafa wuyoo baat bi nga xam ne mooy baatu wolof nguur fii nguur moom dañ ciy nguur waaw fii bu ñu la nommé tekki nga am na ñoo xam ne ba ñu amee responsabilité publique mais ca la ñu tekki te waru doon signification bi tekki bi mooy da ngay yoral say mbokk yoral ñeneen ba di gor di yat nee naa dañ ma doon sédd léegi maay séddale c'est incroyable. mais ci perception bi la sax gis nga ña ngay àndal bu ñu la falee ñu ne waaw ñun suñu affaire baax na kon te la nga leen di jox mais est-ce que nit xalaat na ni muy ministre am na lu mu financer yenn activités yi mais amul c'est pas vrai xanaa kay yor kees goo xam ne mën nañ cee jël sous des rubriques yoo xam ne nii c'est presque formalisé subvention mais subvention sax boo koy joxe mais dafa am moment yoo xam ne aussi la ngay joxe ci subvention dafa am ay règles yu leer yoo xam ne ni war na cee jaar mais du lu la neex rek loolu ngay def très bien voilà merci beaucoup jërëjëf Ablaye jàngat bi am na solo mu doon wax tolluwaayu réew mi actualité la nag ndax gis ngeen fan yi li fi jotaat xew coow li bëri na ni ko wolof di waxee àdd bi fépp lay suusee sànq première partie bi dañoo nekkoon ci waxtaan bu am solo c'est dommage que fekk la fi muy le problématique de l'emploi ñu gis ko Kédougou mais bi ñu demaatee ci dem ak dikk on a retrouvé le même thème ci dawalkatu Jakarta kon mu mel ni askan bi lu ëpp ci ñoom wala boog lu bëri ci ñoom yenn jafe-jafe yépp lañ même jafe-jafe la ñuy jànkonteel moo xam fu ngeen di mën a yewoo en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi ñu jox nopp ñu yegg si ci sunu invité Chérif moo koy dalal c'est tout de suite. jërëjëf Fatick sunu gan kon mooy docteur Mactar Seck chargé de programme ci ONG Brooke Afrique de l'Ouest muy ONG boo xam ne nag gis na